dibeer ñaar fukki fan ak ñaar si maamu koor atum ji nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm si xibaar yi madax gi di ci gën a fës ndamul Sénégal si Coupe d'Afrique bi nga xamante ne bi ñu ngi koy amal ca Cameroun gaynde yi jàll nañ ci li nga xam ne moo di quart de finale ginnaaw ndam li nga xam ne am nañ ko si Cap Vert ñaari bal ci dara dinañ ko dinañ ci dikk nu mu gën a yaatoo si njëlbeenu xibaar yi xeex wàllum guerre si réewum Sénégal tànki ginnaaw la ci réew mi doxee ginnaaw bi nga xamante ni bi sëmbu wi koy daal di xayma di indice bi nga xamante ni bi mooy xayma lépp loo xam ne moo jëm si wàllum guerre di corruption réewum Sénégal si at mi téeméer boo jël fan ñeent fukk ak ñett lañ ko daal di natal ni nga xamante ni bi noonu la duggee si li nga xam ni moo di son rouge ba ki nga xam ne moo di Birahim Seck jàngatam dinañ ko daal di teewlu it si biir xibaar yi ulama yeeg imam yi nga xam ne ñoo nekk si réewum Sénégal ñoom daan nañuy def ab ndaje tey ji fi nga xamante ni bi moo di grande mosquée ci Ndakaaru ñaawlu nañu li nga xam ne moo xew ci sémb wi jëm si yoonal gi xeex mbir yi góor jigéen ak li nga xam ne moo ci mujj nee nañu ànd nañ ci woowule sémb te bu ñu sañoon mu nekk loo xam ne dinañ ko doxi si réewum Sénégal ni ki nañuy ànd ak yéen si li nga xam ne moo di talaata ju jot tekki fii ci réew mi ndey mbiri njaay lañ leen di indil xale bu jigéen bu am ñaar fukki at ak juróom-ñett di yaxantu boo xam te ni bi tax na muy taxaw boppam ak ki njabootam yi nga xam ne ñu ngay toll si ñaari bant nañu ànd ak ki nga xam ne moo di Mariam Aïssatou Kane si li nga xam ne moo di gëstu bis bi mbokk yi li ma di nga xam ne moo gën a fës si biir jotaay xibaar nees kif ñu def si faram fàcce dalee na jàmm mbokk yi xibaar dañ ko do rek wàllum tàggat yaram ndam li ñu doon xaar si ñoom tey ji wane nañ ko xar kanam yi gaynde dëgg réewum Sénégal jàll nañ ci li nga xam ne moo di quart de finale yu Coupe d'Afrique des Nations ginnaaw ndam li nga xam te ni bi am nañ ko si kaw ñi nga xam ne ñoo di waa Cap Vert ñaari bal ci dara la ñu leen daan noonee nag si jongante ba ñeent fukk ak juróomi simili yu njëkk ya amut but donte ñi nga xam ne ñoo di gaynde ñoo amoon dominé li nga xam ne moo di match ba Sadio Mané door na bal ba sa poto ba taxul nag bit am waaye nag ñaari lupp tolluwaay pour jongante bi di deuxième mi-temps bi si la ñu daal di amee li nga xamante ni bi moo di occasion Sadio Mané dugal ko donte am na gaañu bu mitti boo xam ne am na ko ginnaaw bu mu dugalee sax dafa mujj génn ki nga xamante ni bi moo di Cheikh Ahmadou Bamba Dieng moom moo daal di dugal ñaari bitub gaynde yi Sadio Mané gaañu boobee nga xamante ni bi am na ko noonu ngeen koy séenee mbëkkante bu mu am ki nga xamante ni bi moo di góolub Cap Vert bi ba ñu mujj sax moom ruus ko waa Cap Vert yegg jongante bi ak juróom-ñeent ndax ñaari carton rouge dañu am Sadio Mané ndax gaañu bi tëral na ko bu baax ndax amaguñ ci xibaar bu wér buñ sukkandikoo si Aliou Cissé mi nga xam ne mooy tàggat gaynde yi xëy na dinañu teel ay kàddoom si yeneen jot ay xibaar ak suñu ndaw yi nga xam ne ñu ngi doon toppal jongante bu fafee sa ba fu sàmm ñu daal di jàll si leneen di li nga xamante ni bii moo jëm si wàllum kaaraange ak taxawaay ak li nga xamante ni bii moo di xabaar ba tukkee si ñi nga xam ne ñoo di waa DIRPA ak li nga xam ne moo di taxawaay bi ci am ginnaaw bi nga xamante ni bii nag am na ab jéey ak li nga xamante ni bii moo di jàppante juróom-ñeent yi takk der yoo xam ne ba nii kenn teg leen gët juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar si ay camion yoo xamante ni bii te dañu doon daal di transporter li nga xam ne moo di ay mbir yoo xamante ni bii dañ ko daal di indi ngir diggante réewum Sénégal ak réewum Gambie mooy li nga xam ne daan na indi kawteef ak jaltu goo xamante ni bii buñ sukkandikoo si ki nga xamante ni bii moo di colonel Alex Vaz mi nga xamante ni bii moo yor wàllum jokkaloo ga yegge na ko ci boobule communiqué ak li nga xam ne moo ca tukkee ni jëyee kawteef ñu ngi ko doon joñi ci bopp xibaar yi ba léegi ak li nga xamante ni bii moo jëm ci xeex wàllum guerre réewum Sénégal tànki gannaaw la ci daal di doxee di ko gam-gam lekk at yi nga xam ne moom la ñu weesu mili at bu ñu doon def ay poñ yi ñu koy jox ñeent fukk ak ñett lay doon ci téeméer boo jël nekk loo xamante ni rek dellu ginnaaw la ci jàngatu ki nga xamante ni bii moo jiite Forum Civil Birahim Seck ñu teewlu kàddoom ci jokkoom ak rajo. li ñu mën a jàpp ci résultat indice de perception de la corruption bu 2021 moo di ne gannaaw bi ñu constaté ay jéego yi nga xam ne Sénégal jot na ko def à partir de 2013 waaye ñu nemmeeku ne bi mu ñëwee ba 2016 jéego yi mu defoon dafa taxaw 2016 ba 2020 jéego yi dafa taxawoon ba Sénégal amoon benn note bu ñuy wax 45/100 waaye loolu bu ñu ko xoolee fi mu nekk ni tey ak IPC bi nii nekk na loo xam ne lu rafetul la parce que Sénégal dafa dellu ginnaaw ci ñaari poñ au lieu que mu amoon sax 45 yi mu amoon Sénégal 43/100 la am donc na ñàkk na ñaari poñ ci wàllu score bi boo xoolee ci wàllu classement daanaka ñun classement yi duñ ko sax di faral di ko
mu nekk loo xam ne dafa farlu ci ñun mais ci classement bi Sénégal daanaka ñàkk na lu toll ci juróom-benn poñ ci score bi ñàkk na ñaari poñ ci classement bi ñàkk na lu toll ak juróom-benn poñ te boo xoolee note bi nga xam ne Sénégal am na ko mu note bi mu amoon en 2014 maanaam dafa dellu ginnaaw mooy 43 sur 100 et gannaaw Sénégal également boo duggee ci UEMOA di nga gis ne amul benn dëkk bu nekk ci UEMOA boo xam ne nekk nga am nga 50 sur 100 ñëpp ñu ngi ci zone rouge bi ñëpp ñu ngi ci zone rouge bi boo demee ci CEDEAO benn dëkk rek moo ci génn muy Cap-Vert am 58 sur 100 donc Cap-Vert moom ba léegi moo jafandu parce que daaw note bi amoon daaw mun na amaat ren di wax ne Sénégal am na ay jéego yu bare yoo xam ne war na ko def ci wàllu xeex corruption ci administration yi ci wàllu justice ci wàllu napp ji mais également ci yeneen secteurs yoo xam ne surtout ci wàllu agriculture parce que transparence ak redevabilité dafa nekk loo xam ne lu tumuranke la. société civile bi bootu si kuréel gi nga xamante ni bi moo di conseil du collectif organisation société civile bi nag ñoom si apal gox yi nga xam ne moom la ñuy génn di jongante yi da amoon ci gox yi feccantiku si réewum Sénégal daan nañuy amal nag ak saytu bu baax a baax si li nga xam ne moo di doxinu élection yi génn woon nañu toll si ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-benn ñoo xam ne yow l'observateur la ñu woon di saytukat ak yeneen i téeméer yoo xamante ni bi doon nañu wër si mbooleem li nga xamante ni bi moo di bërëbu wote yi nag am nañu njàngat donte nee nañu li ëpp si jongante yi yoon am na ay rëq-rëq yoo xam ne seetlu nañ ko ci ñu ànd ci ki nga xamante ni bi moo di Alioune Sow. kuréel gi di COSCU ëmb ñuy yëngu ci wàllum société civile bi jot naa déployé ay observateur ci ñeent fukk ak juróom benn département yëpp ci Sénégal yii lay observateur jot nañoo fësal ne vote bi jaar na ci yoon ci Sénégal wërngal këpp. Le scrutin du 23 janvier 2022 s'est globalement déroulé dans un environnement apaisé. jàngat li ñu def moo di jongante yi niki démb lu si ëpp jaar na ci yoon donte am na ay rëq-rëq yoo xam ne am na ci wàllum liste yi ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi ngan ko organisation bi amal nañu ay jumtuwaay yu mucc ayib ngir jongante yi jaar ci yoon ak li nga xamante ni bi moo ci war a am yëpp ni matériel loolee daal seetlu nañ ko si li nga xam ne moo di doxinu li nga xam ne moo di élection yi. dont ils ont fait preuve lors de ce scrutin. naam élection yi jaar na yoon waaye collectif bi jot na ci gis ay rëkk ci doxalin yenn ci candidat yi. Les cas d'utilisation de véhicules de l'État pour la campagne de l'un des candidats ont été observés. rëq-rëq yi nga xam ne seetlu nañ ko nag moo di am na ñuy jëfandikoo li nga xam ne moo di wotoy gouvernement yi ngir daal di amal li nga xam ne moo di seen dem ak seen dikk loolu jaaduwul waaye tamit am na ak njuuj njaaj goo xam ne am na ci yenn ay centre yoo xam ne gis nañu ko am na it ay waxtu yoo xamante ni bi yu manqué la si waxtu yi nga xam ne moom la ñu waroon woote loolee wuuteeg li nga xam ne moom la ñu tënkoon ne waxtu sàngam la ñu ubbi ba waxtu sàngam ñu tëj am na ay rëq-rëq yoo xam ne feeñ na si yenn centre de vote yi. Contraire aux procédures qui indiquent que les bureaux de vote doivent rester ouverts de 8h à 18h en continu. ngir ay élection yu mucc ayib ëllëg COSCU yi lay recommandation la teg. La mission exhorte les parties prenantes à s'inscrire résolument dans cette dynamique de pacification. ñoo ngi gën a soññ kilifa yi ñu wéyal tànk yi nga xamante ne bii si la ñu nekk jéego yi ngir sàmm li nga xam ne mooy démocratie ay élections yu jaar yoon ay élections yu mucc ayib doxalin wi am na solo te nañ ko wéyal leneen li nag nga xam ne moo gën a mën a sàmm li nga xam ne mooy démocratie nag moo di li nga xam ne moo tukkee si élections yi nañ ko daal di fësal liste bu nekk ñu taf ko ñi nga xam ne ñoo gagné ñu xam leen loolee dafay gën a dalal xelu askan wi. Afin de renforcer la transparence des résultats du scrutin et ce dans des délais raisonnables. bu ñu sukkandikoo ci kuréel gi élection njiital bokk moomeel yi amal nañ ko ci démocratie ci yoon te nemmeeku wuñ ci lenn luy laaleeg njuuj njaaj. jongante yi jox na Alioune Sow ñaari fan a ngi nii waaye nag bëri na ñoo xamante ne bi ñàkk nañu seen bokk moomeel am na ñoo xam ne amoon nañu yaakaar it te mujjuñu jot ci li nga xamante ne bi moo di bopp li nga xam ne moo di jaraaf yi si gox yi ñenn ñi jàpp ne nag am na lu ñu duppee ay transfert d'électeurs maanaam jëlee ay toxal ay wotekat indi leen si bërëb yoo xamante ne bi fekkuñu fa baax loole nag dëppawul ak li nga xam ne moo di doxalin wàllum yoon Babacar Fall bu Gradec jàngat loole si ñàkk sàmmonteeg li nga xam ne moo di démocratie mën a indi jalt ay kàddoom ñu teewlu kook Aïssata Ndiaye. transfert d'électeurs boo xoolee ci dispositif juridique yëpp lépp li nga xam ne moom mooy maanaam wax ci mbiru code électoral amu ci doo am fenn foo xam ne dinañ fa gis la notion de carte de transfert d'électeurs transfert d'électeurs kooku moom mbiru politiciens yi la
parti politique yi wala leader yi nga xam ne dañu nekk ci benn gox ñoom ñooy xool dem ba gis ne amatuñ fa ndëgër laay te bu ñu demee élection xëy na mën nañ leen gagné ñu dem beneen gox wut fa ay nit ay militant wala ay mbokk ay ñeneen ñëw defal leen ay këyit maanaam wutal leen certificat de résidence bu wane ne ñoom foofu la ñu dëkk daal di leen bind ca liste ya bu ko defee ñooñu bisu élection da ngay gis emprunté ñu ñëw ay lim bu bari la ñuy doon ñoo xam ne dañuy jóge ci ay kaar mën na ñooy jóge Caaroy wala ñu jóge Tëngéej ñëw fii di voté dëkkuñu fa waaye nag ñu ngi ci liste électorale yi loolu nag moom ci wàllu yoon kenn mënu leen ko tere parce que dès l'instant que nit ki ñëw na bindu ci ab béréb bu ñuy voté pour nekk ci liste ba kenn mënu koo tere voté loolu moom lu am la maintenant nag pratique bi ci boppam mooy ñaaw ci wàllu politique la ay nit la ñoo xam ne dañuy dem vraiment wuti ay nit feneen ñëw di leen indi loolu dafa baaxul ci démocratie dafay fausser en fait jeu démocratique bi nit ki mën nañ ko fal waaye du am légitimité parce que ñoo ko fal dëkkuñu fa. des ci wàllum élection yi ba léegi seetlu gi it am na ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi ñoom daa mel ni ki barki démb takk nañu ak lim bu bëree bëri daal di génn dem si li nga xam ne moo di mbañ gàcc yi woote lan moo waral engagement bu ni mel ba ñu samp sax xëy na si ay gox yu bëri ay ndaw yu bëri si li nga xam ne moo di njiitalu bokk moom yi gëstu bu ñu ànd seeg Abdourahmane Li. ñoom ñëpp ànd ngir dajale ndaw ñi nekkee seen koñ ngir ñu woteel candidat bi dëkkee si koñ bi. muy ñetti ndaw yu bëggoon a def nu ni mel bu fekkoon ni kon ci seeni carte nationale d'identité yi binduñu ci woon ni mu ñu wootee ndax inscrire ñu ci liste électorale yi. ñun ñëpp dañu mànkoo dajaloo ne moom la ñu àndal waaw parce que ñun loolu amuñu ko quoi wax dëgg yàlla bëri na fi loo xam ne mën nañ ko fi defar ci aspect yu nekk te defaluñu ko waaw sentiruñu ko quoi vraiment léegi nag moom nag mooy nekk koo xam ne wóolu nañ ko daal jox nañ ko lépp waaw. non loolu moom bu ñu xoolee ñi fi jot a am nii fii loolu moo fi am. lu ko soriwul dara ci ab jaaykati café Abdou Khadir Gueye la ñoo sàkku xalaatam ci mbir mi. encre bu mu càpp baaraamam bi gannaaw bu mu wootee ba noppi mi ngi ci ba tey daa teel a jóg ci bëccëgu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier gi ñu génn ngir dem wote ji li ko waral di jox bopp li nga xamante ni moom la ñu déggoo woon ca dialogue politique ba maanaam maire bi léegi nañu koy tabb ci suffrage universel direct. mais yi dañ gis ne yow yaay falal sa bopp sa maire moo tax ñun jeunes yëpp jug ne bii moom du ñu rëcc parce que occasion la am na occasion yoo xam ne doo ko bàyyi mu jàll da nga koy dugal waaw moo tax ñun ñëpp jug ñu voté massivement pour fal ki ñu bëgg fal waaw te réussir nañ ko kontaan nañ ci. bu fekkee ni ndaw ñi fës nañu loolu ci bërëbu wotekaay ci bésub wote gi ñoom ndaw ñi fës nañu loolu it ci liste électorale yi ay ndaw yu ci mel ni Alseyni Mbaye yuy xam le li ko waral. parce que dem nañ ba toll ci Sénégal boo xamante ni ku fi nekk te liggéeyoo ñun xale yi suñu avenir mooy nekk en jeu donc dañu fi jëlee léegi nag pour gën a defar suñu gox boo xoolee politiciens yi dañ fay jeunes yi di leen fay ay 5000 10 000 ñu leen di topp jeunes yi loolu moo leen motiver ñu dugg ci liste yi xeex ñu ci ëpp majeure partie bi sur 100% 90% yëpp dañoo topp ci parti. mu nekkoon xeex woo nga xamante ni ndaw yaa ngi xamle ni mëtal nañu ko ñoo ngi jàpp ni jamono ji des mi ngi ci ñu ñu wotee la liggéey wàññi wax ji la ñoo xaar ci ñoom. Abdourahmane Li ndaw ñi génn nañu woote ci lim bu takku ba sax am na gox yoo xam ne ndaw lañ fa fal fës na ci sa diwaanu Yoff Seydina Issa Laye Samb moom moo daal di daan ki nga xamante ne bii moo di Abdoulaye Diouf Sarr nekkoon jëwriñ ji doon xëccoo goxam boobee di Yoff di xëccoo it li nga xamante ne bii moo di Ndakaaru mu ñàkk ñaar yëpp waaye nag foofee sa diwaanu Yoff aw taxab seetlu da si da am ndax fanweer ak ñeent rek la am Seydina Issa Laye Samb ab nataalam ñu ànd seeg ki nga xam ne moo di Pape Ibrahima Ndiaye. mu doon reetaan boo xam ne mi ngi wër réseaux sociaux yi gannaaw bu ñu fësalee résultat yu tukkee ci élection territoriales yi fii ci Yoff waajur yi askan wi xarit yi ñëpp njëkk si ci kër yi ngir daal di fësal seen kontante ci li nga xam ne Seydina Issa Laye Samb jamono ji jël na fauteuil bu commune bu Yoff te moom mi ngi am rek fanweer ak ñeenti at li doon surprise ci ñenn ñi moom mu jàpp ne am na lu ko waral. day tax ndaw Sénégal xam ne ndaw fu mu teg bëtam muy lu dëgg lu wóor mu wéeroo ci yàlla dox ak tànkam mën na ko jot ndax liggéey bi ñu bëri gëmuñ ko woon am na ñoo àndal ñu àndal jàpp ne mënuñu am ndam naan dañu essayé man juguma pour essayer
ñi ma àndalit mu Yewwi Askan Wi juguñu pour essayer dañ jóg pour indi ay pexe ci jafe-jafe ak tolof-tolof yi askan wi am. ci 2007 ba 2017 ndaw bi nga xam ne dafa jege loolu Khalifa Ababacar Sall boobu duggee ci politique ba ni nga xam ne lañ koy dàqee ci biir parti socialiste mu nekk yoon bu difficile waaye tey jii nag Seydina Issa Laye Samb gis nga xam ne mooy yoon bu leer yoon bi wane ne moom engagement am mosu koo bàyyi. mais xam nga boo nekkee ci mbir ñu dàqale ci da ngay dem sanc lu bees mën nga sanc lu bees li la neex ci lu baax moo fay ne loo bëggul ci lu bon it da nga ko fay jëlee waaw ndax boo nekkee ci góor gu yaatu moom di nga muñ loo xamante ne wax dëgg yàlla da nga koy wéyaale mais li permettre nañu ñu am relance sur le niveau politique à Yoff ba noppi nag nekk un leader incontesté. ci ginnaaw succès bi nga xam ne ndaw bi am na ko waajur bu góor bu jàppale doomam ci wàllu woowee ñoom ñaar nag tudd li nga xam ne mooy Seydina Issa Laye gëm loolu communauté bu ñu bokk. yàlla dafa mel ni ku yàlla jiital mu accepté loolu xam ne moo tax boo ko xamul da ngay yaakaar ne dafa am ambition non mais c'est une ambition noble ambition bi mooy lan bëgg defar sa gox defar sa quartier defar sa dëkk loolu moo ko dugal ci politique. Seydina Issa Laye Samb gëm na tamit lépp li nga xam ne moo jëm ci wàllum jàng li ni mel moo tax gannaaw bu mu amee baccalauréat am ci atum 2005 ci lycée Seydou Nourou Tall la ciy toftal yeneen xeetu formation. jot naa def ay formation ci mbirum informatique ca centre de calcul bu université jot naa itam dugg école supérieure polytechnique bu université Cheikh Anta Diop de Dakar maam fa nag licence en sciences et techniques de gestion option banque et institutions financières jot naa itam jaar IFAS ca faculté des sciences économiques foofe nag am naa fa master en banque et institutions financières ci jamono ji nag maa ngi def master en finance et gestion publique. moom mi nga xam ne moo daan Abdoulaye Diouf Sarr fii ci Yoff ay waajuram gën koo ñaanal réew mi yëpp sax lay sàkku ci ñaan ngir door li nga xam ne mooy mission am yeggali ko bu yóbbu ko fu sori. ay jigéen yu bari di partager li nga xam ne mooy photom ci réseaux sociaux yi ki nga xam ne jamono ji mooy maire bu Yoff di leen xamal lii. waaw am naa soxna ak ñaari doom. jëfal ko Pape Ibrahima Ndiaye dafa mel ni sax leeral googu am na si solo ndax nataal yi wër li nga xam ne moo di lënd geek mbaale jokko yi Seydina Issa Laye Samb ak nataalam ñu daal di wéy si lundi ab semb boo xamante ni bi ay ndawi réew ak kuréel gi nga xamante ni bi ñoo di ànd sàmm jikko yi amoon nañu ko daal di koy yóbbu woon sa pencum ndawi réew ma ngir daal di def mbiri góor jigéen ñi ki ko faat bakkan semb wooyu nag antuwul ndax ñi nga xamante ni bi ñooy yoroon saru saytu war dañ ko daal di gàntal kuréel gi nga xam ne moo ëmb ulama yi nag daal nañu koy naqarlu ne bu ñu sañoon mbir yooyu ñu daal di koy yëraat ndaxte dafa nekk loo xamante ni bi waree su ko mën a daal di xalaat ci réewum Sénégal day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko daal di yëkkati bëccëg bi ñu doon fàttaliku ki nga xamante ni bi moo di Thierno Seydou Nourou Tall ci grande mosquée bu Ndakaaru si fekkeek Mamadou Sy. Ligue des oulémas de l'islam mu ngi rafetlu taxawaayu collectif ànd sàmm jikko yi ci xeex bu mu sumb ngir rek ñu mën a criminaliser homosexualité fii ci Sénégal ñi bokk ci bile kuréel ñoo ngi naqarlu le bureau de l'Assemblée nationale daal di rejeté bile proposition de loi. am mbooloo bu jóg di taxaw tudd ànd sàmm jikko yi xalifa yépp ànd ci bu ko defee rabita ñu ngi ànd ak ñoom ci lu ñuy xeex lu bon ndax lu bon yàlla moo wax nañ ko xeex doomi aadama dafa yaakaar bi rek dañ ko bind bàyyi ko noonu muy def lu ko neex déedéet rabita mu ngi ànd ak ànd sàmm jikko yi di tere lu bon di digle lu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li ma gën a ragal ci sama xeet mooy jëfu waa maanaam lóot mooy mbiru góor jigéen góor di namm góor jigéen di namm jigéen loolu dara gënu ko xaraam dara gënu ko bon. lu soxol ñawteef ak yenn ci ay jikko yu rafetul Ligue des oulémas de l'islam di sàkku ci ñëpp ngir rek ñu mën a delluwaat xel yi te ku nekk doon ab responsable. kon képp ku am kattan am responsabilité war a mën a dindi lu bon yàlla def la koo teg nanga koo dindi. Cheikh Oumar nee na aleyka bi sunnati wal kitaabi
maam Cheikh Oumar nee na maa ngi leen di dénk na ngeen jàpp ci sunna sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu yonent na ngeen jàpp ci téere yàlla bi lu yàlla santaane nañ ko def lu mu tere nañ ko bàyyi moytu ñi dëng bàyyi yoon wi nag dérive yi bari na lépp nañ ko moytu. situation bi am ca Mali ak Guinée loolu itam soxal lool njiitalu Ligue des Oulémas loole waral muy sàkku ci acteurs yi ngir rek ñu mën a lal ay waxtaan. Abita mu ngi woo CEDEAO di woo Union africaine di woo sunu réewu dëkkandoo bi ñu wax Mali ci Burkina nañu fexe ba maanaam waxtaan am ay solution nga xam ni jàmm dina mun a sax ci Afrique sax ci àddina bi bu ko defee daal yàlla na àddina bi yëpp am jàmm bu ak Guinée Conakry na am. Proposition de loi bi criminaliser homosexualité fii ci Sénégal Ligue des Oulémas de l'Islam daal nañ koy tegaat ci table bi bu ñu sukkandiku ci ñoom ñenn ci ay jëfin dañ ko war a moytu ñuy sàkku nag ci député yi ngir rek ñu mën a soppi seen doxalin. xibaar yi biti réew dañ koy doore ca réew Mali Bamako ñi nga xam ne ñoo di takk der ya fa nag daal nañuy yëkkati ay kaddu ginnaaw bi nga xamante ne bi ñàkk déggoo am na seen diggante ak ay réew yu bëri li nga xam ne moom la ñuy sàkku moo di takk der yi nga xamante ni bi ñoo jóge Europe rawatina waa Danemark nga xam ne wàcc nañu fi nga xamante ni bi moo di tukkalaat daal di jëlaat seen i bagage delluwaat ndaxte amuñu ndigal si wàcc gi ñu wàcc foofee buñ sukkandikoo si communiqué bi nga xam ne gouvernement bi daal nañu koy génn ñoom ñi nga xam ne ñooy takk der ya nekk ca réew Mali ak ñi nga xamante ne bi ñooy takk der yi Danemark nga xam ne ak Union européenne wàcc nañu foofe ca réew Mali ñu ne leen nañu delluwaat ndax amuñu ndigal si wàcc ga foofee ginnaaw coup d'état bi nga xam ne moo am ca Burkina Faso ba nii nag kenn xamul ba léegi ki nga xam ne moo di Marc Roch Christian Kaboré fan la féete di njiitu réew ma fa woon ndaxte ginnaaw bi nga xamante ne bi foqat nañu nguur gi ba si moom ba léegi kenn amul ay xibaar si moom donte nag am na ñooñ ñoo xam ne nee nañu mu ngi si takk der yi ñi nga xamante ni bi moo di loxoy takk der yi nga xam ne ñoom ñoo daal di amal loolee foqati nguur foofee de coup d'état si réew Burkina Faso te it mu ngi si wàllum wér gu yaramam. pàcc mujj jataay bi ni kiy talaata ju jot nataalub ñi nga xam ne ñooy ay jàmbaar dëgg ba nekk ñoo xamante ni bi ñu ngay jëf ba daal di gindeeku gis seen bopp si li nga xam ne moom la ñuy yëngatu di tekki fii si réewum Sénégal ñaar fukki at ak juróom-ñett la am jigéen la Ndeye Mbéri Ndiaye lay wujoo waaye jigéen la joo xamante ni bi moom it jàmbaar la lool di ab yaxantukat boo xam ne mu ngay jaay ay yére daal ak i saak ak li nga xamante ni bi moo di ay jumtukaay yu ñuy jëfandikoo nekk koo xamante ni bi nag am na borom kër ak ñaari bant nekk nag koo xamante ni bi te bëggul daal di tàllal loxoom benn yoon li mu bëgg moo di ñaq boppam di ko dundee sutur la moom ki njabootam nataalam ñu ànd ci ki nga xam ne moo di Omar Kane. ay sac yu ñu exposé fii ay greffage fële ay yére yu ñu lonk ab bureau ak ay xale yuy foo ci kaw lal fu sorewul dara Ndeye Mbéri Ndiaye noppi na ci soppi néegu doomam yi ab boutique li ko waral. donc début bi wutoon naa boutique def naa ko benn 1 mois 2 mois mais je me suis rendu compte que ni amaluma woon njëriñ benn boutique bi cher na trop te man sama cliente yi doon ñëw ci boutique bi yëpp cliente yoo xamante ni dañ ma gis ci internet bi la donc ka ma toog sama kër ka ma toog ci boutique bi dañuy ñëw donc je me suis rendu compte que loolu ay charge de plus la te foog naa bu nekkee ci milieu entrepreneuriat da ngay def le tout ba wàññi charge yi pour mën a gën a mën a def économie pour mën a réaliser yeneen projet donc par la suite laa xalaat que fii ñi ngi fay déjà kër gi c'est cher bëgg fayaat boutique en plus ba pare boutique bi di nga ko fayal courant fayal ko ndox sooy liggéey di nga jënd essence pour sa auto di nga jënd foofu añ vraiment c'était des charges yoo xamante ne je pense que c'était inutile comme ñi ngi jël fii appartement te néeg bi xale yi duñ fi sax yendu pourquoi pas ma aménager fii. yaay bu jegee ay doomam xalaatul benn yoon sori ñaari doomam yi Papi ak Mohamed loolu waral mu gën a falu
ci vente en ligne bi téléphone am nekk collaborateur am bi ko gën a jege sac dàll greffage yére lépp lay photo di ko dugal ci réseaux sociaux yi. Facebook WhatsApp Instagram Snapchat des fois sax ci TikTok bi Messenger fépp daal damay publier am naa sama clientèle bu fixe depuis 4 ans parce que depuis 4 ans maa ngi ci jaay bi am naa cliente yoo xam ne depuis 4 ans maa leen di jaay donc bu ma xasee ba jaay damay garder sa numéro WhatsApp donc man sama WhatsApp déjà ay 5000 personnes ñoo koy gis plus de 5000 personnes sax dañ koy gis parce que ku ma mës a jaay rek damay enregistrer sa numéro donc chaque suba su ma xëyee damay dugal sama marchandise yi donc am na ñoo xam ne naa leen jaayaat leen ay plus de 20 fois sax lépp lu ma leen proposer rek dañ koy jënd am na ñoo xam ne damay découvrir parce que tout le temps damay sponsoriser samay publication donc tout le temps damay am ñoo xamante ne dañu ma découvrir suñu gisee sama article dañuy xam ni que dafa baax que qualité la donc dañuy ñëw ma jaay leen. nekk jigéen buy toppatoo njabootam te di doxal liggéeyu boppam yombul benn yoon waaye organisation ak méthode moo tax Ndeye Mbéri di ci génn. bon c'est pas facile mais c'est un plaisir man moo ma gënal may dem di leen bàyyi fii comprendre nga c'est facile c'est pas facile mais on fait avec bon bi dina ma jàppale bu baax a baax monsieur aussi su fi nekkee des fois dina ma si jàppale suñu xëyee papi moom day jàngee gis nga Mouhamed moo fii nekk dinaa def le tout ba jox ko mu lekk ba suur ma dodo ko bu nelawee ma concentré nag parce que vente en ligne bi dafa soxla concentration boo ci concentré wul rek lu bëri daf lay raw commande yu bëri mën na la romb. ndaw buy entreprendre te buy encourager itam entrepreneuriat Ndeye Mbéri Ndiaye taxawal projet benn ndaw benn projet ngir yóbbu ndaw ñi ci entrepreneuriat ci collecte bi mu lancé ci réseaux sociaux yi jot na ci financer benn ndaw jëndal ko matériel de sonorisation ngir mu liggéeyal boppam lii mooy njëriñu réseaux sociaux yi. jaajëfal ko Omar Kane jaajëfal ko Ndeye Mbéri Ndiaye tekki ci réew mi te it di jim sax ñeneen tekki ci réew mi jaajëfal leen yéen itam mbokk yi bi li moo yëkkati jotaay bi beneen jotaay pour xibaar 19h45 ngeen koy am ci kàllaamay nasaraan ak Adama Anouska Ba fii la seen jotaay bi nga xam te moom ngeen doon topp laata li nga xam ne moo di jongante ak li nga xam ne moo di campagne bi day del ci waat tey ji ak Modou Mbacké Niang ak Ndeye Marième Gueye ci li nga xam te ne bi mooy tukkee ci jàngatub élection yeeg li nga xam ne moo ci amoon xibaar di wéy ci www.imedia.sn neskis la total di wéy nekk Cheikh Hassana Fall